bismillah waaye ñàkko kaaraange gi doy na waar termine yéene kaay ne ñàkko kaaraange gi day waaw Sénégal lañ ca fanweer ak ñeenteelu place ba maar di Italie dama ne la Cap-Vert ak Mauritanie gi moo ñu raw allahu akbar laaste waaye est-ce que nag du ñu indiwaat ku rey ñu rey la maanaam benn mort rek parce que rasul lay ku rey ñu rey la Le Quotidien yéene kaay ne waaye deewu Cheikh Niass bi dee la goo xam ne day dana jafe ngir ñu suul ko de lool parce que njabootu Cheikh Niass googee nee nañu autopsie mu sa am laa la wax te moo ni ñu ñuy gëm loo ne amoon na autopsie njabootu Cheikh Niass gi ne c'est pas vrai c'est faux loolee amul seen doom ji la di Cheikh kenn mësta laal kon yaramam bi laa la wax parce que jabaram ci boppam moom moo ne bu ko kenn laal ñu ñuy gëm loo ne autopsie amoon na waaw dee naturel la ñeg patiti patata ba dem sax ba naan ñu ay crise hyperglycémie c'est faux loolee amul nijaayu Cheikh Niass moomee di Assane Thiam ci yéen kaay gi waaw nee na ministre de l'intérieur Antoine Diome ak ministre de la justice Malick Sall ñooñu ñoo ca war a ubbi ab enquête laa la wax waaye police bañ fa fekk day nee na suñuy kilifa ci boppam ñoo cay wax waaye du ñun réew mi quotidien daal du ñuy expliquer coow li kon nan la demee l'observateur daal du ñuy defal enquête ci carrière bu doy waar oui nga xam ne commissaire Ahmed Bachir Ndiaye daal dina koy def waa ji ndekete jaar na ci armée bi pour ki jam affecté woon nañ ko Casamance duggam ci biir police bam fii menacé ne dana démissionné ca Jemil Ga yéene kaay groupe Futurs Médias gi ne waaye nag boo sàgganee danañu yëkkati ay daan lal ko ci ndoddam de commissaire Keita ne mënuma aventure wu na di leen wax naan leen daan yi lii lay nekk ak lee ca jamono joo xam ne nag maanaam nit ñaa ngi dee Direct News nee na inondation yi day waaw gis nga ca Kër Massar ga nee ma unité 3 musiba mbaaba kumba bi daal mooy ndàmpaay moo fa jur coow de mbir mi benn yéex na ñaar ak le président Macky Sall waxoon yëpp ndàmpaay yooyee ca unité 3 ca Kër Massar dama ni yéex na le témoin yéene kaay ne xeex ak wàllum inondation yooyee ca banlieue ba waaw borom yi xam-xam di ay expert de l'eau ak assainissement ña ngay wane na kon yoon wax ca jamono jooje njëg yaa ngi seer de laase dogal bi nga xam ne na nguur gi daal dina koy jël waaw ngir dund gi ñu wàññi ko lu ëpp kon junni ak juróomi téeméer ci ay commerçant teg nañ leen loxo laa la wax waaw Alaaji Malick Gakou day njiital grand parti waaw ci Walfadjri ak 24 heures ci lu jëm nag ci wàllum dund gu seer gi la nee nañu dada dafa doy askan wi ci boppam kon ndóol nañu sonn nañu Malick Gakou yamu ca parce que waa ji nee na lii nag day mandargal ne gis nga Macky Sall mi la daal dinay lajj laa la wax dafa échoué dëgg la njiital grand parti ne nguur gi nag fi mu nekk nii la mu war a jublu daal mooy assainir suñu wàllum koppar gi la finance publique yi waaw nga xam ne dara yàq ko lu dul yorin gu bënnu Macky Sall jaxatee askan wi yàq xaalis bi la indi fi wàllum guerre ay tojaange yoo xam ni saay bu ñuy xëyee muy gën di am ci biir nguur gi la Malick Gakou ñoo ma àndal day ne pas sort diplomatique yi rek mais doy na firnde 24 heures yéene kaa ne xoolal ma wàllu njàng meeg njàngale mi la waaw gouvernement bi day mook syndicaliste yi ña nga jëmati ci négociation de sur quotidien ne syndicaliste yi kay léegi daa mel ni dañoo wàcce seen loxo de mobilisation bi ñu doon def xeex ak yelleefu liggéeykat ya waaw wàccee seen loxo ci kanamu patronat bi lé est-ce que syndicaliste yi wàccuñu le témoin yéene kaa ne demal ma ca kaw gële baykat ya waaw fi mu nekk nii nag ànd nañoo njàq rek tiis te xalaat nañ ne nawet bi mar di Italie te xiif ak leen di yoot la sabab lu ni mel nag mooy benn engrais amu fa ñaar jiw gi doyul ñett taw baa nga ne lee daal dinay arrêté allahu akbar ak li nit ñi di dund yëpp libération yéene kaay nee na am na ab mafia boo xam ne ma nga am na ci aéroport international Blaise Diagne ñooy jël nit ñi di leen yóbbu kon bitim réew gars yi di fay mar di Italie loolu mënta ne si agent de police bi lée mën di ko njaay 600 000 la doon laal par candidat gendarmerie ko teg loxo de Aristide Ba ak Samine Ndéla Faye agent de sûreté caamaxa nekk membre cartel bi 300 jàpp 800 lañ doon laal Pierre Ngor Sarr alias Aziz Sarr waa ji ndekete xoolal mooy punkal mi moo jiite gaay ay faux test covid 19 lañ doon jox candidat yi la nga xam ne daal la ñuy fay yëpp ci ay 4 millions lay toll allahu akbar léegi nag Guy Marius Sagna di kaas 24 heures yéene kaa ne ñu jël ko denc ko ci kaso bi allahu akbar Aliou Sané bu Y'en a marre waaw ginnaaw événement yi fi amoon février ak mars ak xalif général ak murit yi tànk yam te doxoon yëpp ñun daal dañoo jàpp ne léegi suñuy loxo dañ koo takk daal ngir Macky Sall jàpp ñu di ñu dóor te nag Macky mi il faut ñu jàkkaarloog moom parce que nag li ñu suñ kilifa diine santoon yëpp respecté nañu ko te sénégalais bëree bëri d'accord duñ ci woon de léegi nag maa ngi woo waa M2D ak force yëpp ñu ko xeex ndax lii nag farata la Macky Sall daal fi mu nekk nii tribunal bii la bëgg a jël lal ko ci mbedd yéeni kaa gi ne moom Guy Marius Sagna nag dinañu ko aate kon alxamis di ñëw ca jamono jooju politicien yaa ngay préparé élection locale ya Serigne Mboup day waaw moom day kaw la ñëpp nga jëm di ko jàppale ji laa la wax Serigne Djili Mbacké APR Daaru Xuddoos sécurité yéene kaay nee na xel xalaatul sax ñuy jox commune bi allié yi APS ak AFP ak yooyu wala di leen jox département bi xel xalaatu ko laa la wax Direct News ne parti démocratique sénégalais ak seen njaayum carte yi est-ce que du stratégie ngir tànn seeni candidat le témoin yéene kaay ne en tout cas njaayum carte yee ca Tëngéej day xeex la mujjee mar di Italie Alaaji
Malick Gakou njiital grand parti waaw nee na waa grand parti jóg leen ñu xeex te képp koo xam ne gis nañ la ngay ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar danañu yëkkati ay daan sa kaw de ministre Moussa Baldé nee na man day responsable Benno Bokk Yaakaar rek laay déglu sur sa année fulu total moo am ci Benno Bokk Yaakaar laa la wax te gis nga baaka ñaari boor la seen liste bi tëddee fi mu nekk nii laa la wax waaw moo tax am na ci ay punkal yoo xam ne ñi ngi jël alal ci di ko dugal ci biir nit ñi laa la wax ngir ñu tànn leen Macky Sall na ginnaaw ba defee kon enquête am ma nuppi dana déglu leader yi nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar yéeni kaay gi ne même bu dee sax ku nekk ngi naan candidat laa dara leeragul laa la wax ci Macky rek la dépendre laste Parcelles Assainies day APR waaw nee nañ ku ñëw baax na ba mu des kon Moussa Sy tout sauf Moussa Sy laa la wax enquête yéeni kaay ne élection locale yi day jamonoy technopoliticiens yi la ñu ne ndeysaan xoolal ma ñoom Amadou Hott Ismaïla Madior Fall ñoom Assome Diatta ñoom Omar Boun Khattab Sylla gaa ñoo xam ne ay technocrate lañ woon ñu respecté leen lool ñu daal di soobu ci politique bi lé safatuñ yàpp safatuñ jën bëgg passe politique rek ngir mën a jege président ca yàlla critique yéene kaay ne médiature de la république day Demba Kandji waaw daal dinay remplacer na kii di Aline Badara Cissé moo maître tribune yéene kaay ne mais Demba Kandji est-ce que dana mën la maître Aline Badara Cissé mënoon source aane Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké day demoon na jaale ji kon ay dëmboo gannaaw bu fi waajuram mu jigéen ma jóge Serigne Bass ne ko maa fi waroon a jiitu waaye jëmu ju tedd jéem a yónni woon Mauritanie kon ci ab mission la ma mën a xamal mbooloo mi nag mooy soxna ay dëmbooj mi lée jigéen la waaye jàmbaar la ne tek seq ak ñëpp jàmm rawatina nag waa kër Sëñ Touba te la ma mën a seede ca waajuram mu jigéen mi fi jóge ni la di Adja Aminata Sarr ku bëggoon doomam ju jigéen ji di ay dëmbooj ba ca présidentielle ba moo njëkk a yéenu candidature doomam ji yéeni kaay daaw da caamine Souleymane Ndéné Ndiaye day daa mer ba futu laa la wax mer waaw parce que Fallou Kébé moom la ñu fal léegi président AS Saloum comité boo xam ne ko sajaane ko jiite ñoo fal waa ji de nee na mer waaye Souleymane Ndéné de ak lu mu mer te merle wuñu suñu pétrole bii mer gi des na parce que suul gaz su ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal dem beex dikk bi ak nag grève bi nga xam ne soo moytuwul dañ ko amal ci wàllu dem beex dikk bi ak collectif bi nga xam ne moo ëmb kuréelu syndicat yu transport routier dugal nañu seen këyitug dànxaafu maanaam préavis de grève fanweeri fan ci weeru septembre bi ñu génnee nee nañu nag la ko waral du lenn lu dul ñàkkum kaaraange ga ñuy jànkonteel ci corridor Dakar Bamako leeral yi Fatla Mbey Diop. ñetti syndicat yu nekk ci secteuru dem beex dikk bi daal di boole seen doole ngir jàkkaarloo jafe-jafe yi nga xam ne nag secteuru transport mi ngi koy daal di dund situation seen morom yi nekk ca Mali ñu koy ñaawlu bu baax. maa gis mbir ki laan benn naar bu ab sàcc dóor yet ci suba sa 8 heures seen ambassade taxaw na fa Mali dañuy jàpp ab Sénégalais gor loxoom ba muy lang autorité Sénégal yi kenn du wax. ñoom ñu jàpp ne am na ab concurrence boo xam ne jaaduwul loolu nag mën a suuxal seen i liggéey. ko muy Sénégal dem dikk biir Dakar la war a yem parce que tas na garage yëpp da ngaa war a jël taxi fay 2000 dem Beaux Maris moom mu taxaw ci Liberté 6 ni client bi Liberté 6 ma jël la 4000 yóbbu la Touba comme ba pare moom moo ubbi Beaux Maris kon moom moo yàq Beaux Maris. ab grève nag ñu koy waajal bu fekkee ne autorité yi mayu ñu leen nopp. président regroupement yëpp. ànd ak syndicat yi mandaté leen ñu taxaw tëgg préavis bii dem déposé ko. cadre unitaire des syndicats routiers bu Sénégal nag ne ñoom dinañu amal ab tournée ngir fexe informer base bi tey it ngir lépp lu mën a am. député du peuple ñàkkum kaaraange ci corridor Dakar Bamako ñu ñeen ñi moo tax sooma la ñu dem grève. xëy na sax ci garage yu ndawaan yi nekk ci dëkk bi moo ci commenté lu bëri parce que bu njëkk doon nañ ko xeex mais ba tey ñu nekk ci milieu bi ñoo ko cautionné. et maire yi dañ ciy gagné question bi mooy est-ce que fa ñuy nekk am na sécurité wala déet mais quant à menace dong la ci Beaux Maraîchers parce que Beaux Maraîchers la ñuy diggoon tukkikat yi ak li fa am du benn donc ci état bi ak gestion Beaux Maraîchers safaanuwul pratiquement ak pompier donc bu dee wax bu dañ la bi ci benn la ñaare bi ci des mooy garage yu nekk ay Liberté 6 ak ay Patte d'Oie mais yàq lu ñu kenn dara et gestion bu baax moo fa nekk. da ngay ñëw biir ñu jox la ticket et moo gën a wóor souvent Beaux Maraîchers bari na ñuy seen ay bagages di des ci bus yi départ ay Liberté 6 ak yooyu bu sa bagage réeré dafay feeñaat parce que dañuy xam ni Mame Mbaye Ndiaye bus numéro temps la demee parce que moo amoon ticket 42 boo xamul bus bi ak numéro bi sax nga ni man maa fi dugg woon ci bus bi jëm Touba départ fi 11h. xam ne sa bagage 11h laa fi départ dañuy xam ni sa bagage ci bus boobu la nekkoon. donc yooyu dafa am solo man bagage yooyu xeexuma leen de. parce que am na ñu bëri ci ñoom façon bu légal la ñu nekk te ay borom kër ñoo fa nekk te ñu ngi liggéey te ñu ngi participer ñu ngi contribuer ci koom-koom réew mi mais côté bi ma àndee ak syndicalistes yi muy ci wàllu karange bëkk démb ñun ñëpp yëg nañu ko. 7 camions sénégalais yëpp ay marchandises la ñu taal
rayale ay forces de l'ordre yu Mali ñoom heureusement sénégalais yi rey ñu leen mais est-ce que mun ngeen xalaat France seen camion jógee dem Italie wala mu jógee fi dem Suisse wala Allemagne ay bandi dogale leen taal ci juróom-ñaari camion te ba léegi kenn waxul et bii bu njëkk am na ay répétition c'est-à-dire que ñun suñu gouvernants yi da nga naan est-ce que jàpp ñu seen aw askan def leen ay wujj lëg wujj wa waxoon néegu wujj wa tàkk mu dem génne ko ñu ne ko lu tax da ngeen a juboo mu ne jubóowuñu damaa xam ne bu dee ci lakk dem àjjana te yéenewu ma ko àjjana c'est-à-dire question boobu ngay pose est-ce que gouvernement bi noonu lay xoole investisseur wala ay waa réew mi nga xam ne am nañu tuut di contribuer ci koom-koomu réew mi tey góorgóorlu tey bu fekkoon ay camion Mali ñooñu fii ñu lakk leen fii ñëpp daañu ko dégg camion Mali bi rayoon Sénégal yi fii mu metti lool mais bi ñu xamee ne dafa sérieux ministre Mali bi yoral transport dafa jógee Bamako ñëw fii nii gisante ak nattangoom Mansour Faye est-ce que tey yàlla tereeti ko ñaata chauffeuru Sénégal ñoo nekk ci kaso yi foofu ci Mali ñu bàyyi leen fa parce que xëy na ay accident yi ndaw la ñuy def xëy na am na seen ay seen diggante ak ay way takk def foofee ci Mali syndicalistes yi li ñuy kaas nii ci wàllu diggante Sénégal Mali téeméeri dëgg la amul benn réew fii ci àdduna buy dem ci beneen réew ñu taal fa sa juróom-ñaari camion te ba léegi dégguñu sa état wax ci donc seen grève bii nag ñuy waaj a def bu ñu ko defee dina gën a métti te ñu ngi leen di suul ndànk-ndànk parce que ni ko Diallo ñaa waxee muy syndicaliste bi bu fekkee fukki camion ñoo doon jógee Sénégal di dem Mali malien bi amoon juróom fukki camion tey mu fexe ba am ñaari téeméeri camion finalement dootuñu soxla liggéeyloo camion yu Sénégal yi camion Mali donc la ñuy liggéeyloo te yéen ñëpp xam ngeen indiscipline bi camionneur malien yi di def ci kaw tali Sénégal bi sukkandiku ci corridor bi nga xam ni ñoom duñ ko respecté ci seen suuf. voilà El Hadj junj na ko sànq bés bu ñu demee grève dana metti lool ban impact la mën a am. mais impact bu am importance xam nga dañu wax corridor Dakar Bamako d'abord man damay situer les responsabilités par rapport ak état yi nga xam ne ñoom ñoo seq li ñuy woowee Afrique sowu jant muy CEDEAO parce que bu ñu taxawalee corridor lan mooy objectifu corridor mooy fexe ba bu ñu nee corridor Dakar Bamako yoon bi ngay jaar ba jëm mu jóge Sénégal dem Mali jóge donc Dakar dem Bamako lépp ñu mën ko sécuriser sur le plan économique parce que day faciliter dem ak dikk bi ci lu jëm ci wàllug marchandise lu jëm ci wàllug ay jumtuwaay yoo xamee ni ñaari réew yi mën nañ ko soxla day nekk sur le plan économique loo xamee ni bu ñu ko dakkalee wala ñu amal grève mu jóge Sénégal wala mu jóge ca Mali day am impact parce que la doon dem di ñëw muy ci wàllug par exemple tey Mali bu ñuy jël seen produit hydrocarbure lu ci mel ni pétrole lu ci mel ni essence gazoil ak yu ni mel fii lañ koy jëlee gis nañu seen oto yi nga xam ni immatriculation yi ak plaque yu rouge yi li ñu am wala yu xaw a orange yi bu ñu jógee Dakar dem Bamako corridor boobu fekkee ni sécuriser wuñu ko comme ni ko syndicalistes yi waxee nga xamee ni Mansour juñu na ko sànq ay nit ñoo xamee ni dañuy ñëw ndax wàllug criminalité dal ci kaw ay chauffeur yàq seeni oto mais c'est valable pas seulement pour ay chauffeurs sénégalais wala ay transporteurs sénégalais mais c'est également valable pour ay transporteurs maliens ci même corridor bi donc tey responsabilité bi njëkk mooy responsabilité wu état yi séq d'abord corridor Dakar Bamako mais CEDEAO ci boppam parce que CEDEAO bi ñu wax des CEDEAO des peuples lu ñu wax mooy fexe ba li nga xam ne moom mooy dem ak dikk ci wàllu nit ci wàllu bien di maanaam ay marchandises ak yu ni mel mën a yomb mais yomb bi du question wu mën nga jóge frontière nangam dem beneen frontière mais dafa war a am tamit loo xam ne dañ koy mën a aaree askan wi jóge ci benn dëkk dem ci beneen dëkk mën ko aaree tamit seen marchandises yi nga xam ni ay camions ñoo koy transporter jóge ci benn dëkk dem ci beneen dëkk donc c'est une responsabilité d'abord étatique avant d'être responsabilité wu syndicaliste yi. yu àddu jëmale ci juróom ci ay nappkat ay ndaw lañu bawoo sa Ndar waaye dañoo réer jamono ji mat na léegi ñaar ay bés seen i mbokk gisuñu leen ñu ngi tëmbee woon kon sa Cap Skirring mu mel ni seen i jigéen ñaale ñu ngay def seen kéem kattan ngir seet leen ci biir géej gi waaye ba fii mënuñu leen gis donte waa marine sax dugal nañu leen ca seet ba loolee nag tax na ak njaaxleexum tiis gane si ña nga xam ne ñoom ñooy mbokk ñoo ñee réer di ay nappkat bawoo sa Guet Ndar du ñàkk daañ si dikkaat si sunu yeneen jotaayu xibaar
Guy Marius Sagna xam ngeen ne démb dañu ko placé sous mandat de dépôt moom nag alxames lay jàkkaarloo li ki nga xam ne rek moom mooy àttekat ba ngir ñu àddu jëmale ci moom bu ñu sukkandikoo ci maître Khoureychi Ba moom moomay nga xam ne moom mooy ab avocat wam coordonnateur bu France Dégage dañu koy toppee moo di joxe xibaar bu nga xam ne ni awul ci yoon avocat maître Khoureychi Ba. notifié na ko nii dañ ko obligé topp mais ci audience flagrant délit maanaam du dossier bi du dem ci enquête ci beneen juge muy wax juge d'instruction ñu àtte ko ci affaire diffusion de fausses nouvelles maanaam li mu wax ni ay information yu baaxul la te def na jeexi jaaxaa ci moralu population bi te mën na indi ay coow aussi ndax mu ngi néewal doole institution yi te effectivement loolu nag dafa jotewul dara ak li ñu koy toppee te moo tax yaakaar ni règlement dossier baax na parce que incha allah bu ko avocat mi plaidé nañ yaakaar ni incha allah tribunal la def li ci gën ñu bàyyi ko mais pour l'instant malheureusement dañ ko placé sous mandat de dépôt. naaw avocat am jàppale na waa mouvement France Frappe Dégage ñoom nag démb si janoo ko ñëwatoon ak taskatu xibaar yi ñu ngay sàkku ñu bàyyi seen njiit Guy Marius Sagna ndax dañu ko singali ñu teewlu say kàddu yu tukkee ci Alioune Badara Mboup. coowal Bougazelli ñu jàpp ko flagrant délit mi ngi jiiñ gendarme yi député yi nga xam ni ñu ngi luubal ay passeport diplomatique kenn déggul procureur autosaisiru loolu nag dafay wone que ni président Macky Sall dafa pare accaparer alalu askan bi boo taxawee di ko ñaawlu mu xeex la tëj la président Macky Sall bu fekkee ni dafa bëgg a amaat li nga xam ni moom mooy mois de mars na bañ a bàyyi Guy Marius Sagna pare nañu tey pour jàkkaarloog moom wax ko ni ko constitution bi tut binduñu ci Sall. su weesoo mbiri Guy Marius Sagna jàppale na kon tey ji El Hadj juróomi fan ci octobre la ñaar ñi di Landing Bissane Seck ñu gën koo xam ci kilifa Simon Kouka di jàkkaarloo juge d'instruction ñoom nag ñu war leen a déglu ci fond dossier bi nga xam ne moo tax ñu téyendi leen maintenant léegi wala sax fukki fan ak juróom ci weeru septembre ñu téye leen ba léegi ci kaso bi muy kilifa di Simon ñoom nag dañu war a tontu laaji magistrat d'instructeur bi. xam ne moom la ñuy toppee moo di association de malfaiteurs wàllum guerre de corruption waaye it tentative jëm ci corruption tentative jëm ci ay faux documents administratifs tentative jëm ci wàllum trafic migrant ci mbirum visa ak complicité élage jamono ji nga xam ne ñoom ba léegi ñu ngi ci kaso bi ñu war leen a déglu ni ki tey jii ñu bëri ci askan wi ñu ngay sàkku coowal passeport diplomatique ngalawaay nañu ko leeral. est-ce que souvent ñiy doxal yi fii ñi yor ci bopp ci ne ci direction bi dawal est-ce que bàyyi nañu xel ni clients yi ni seen ginnaaw am nañu xel wala am nañu bët yi ñuy xoole ci kanam comme ñoom xam nga Guy Marius Sagna c'est vrai que gis nañu mu bind ci postam ci Facebook loo xam ne xëy na yoon mën na ci saisir d'accord et puis yoon ñu ko doon xaare mais fan la ñu jàppe ji Guy Marius Sagna fan lañ ko jële ji c'est-à-dire que fa mu demoon mu ngi dénoncer 1000 hectares suuf yu ñu jël jox ko benn agro business koo xam day yëngu ci wàllu agro business baykatu banaana ñu jël 1000 hectares ci suufu Sénégal jox ko ci 1000 hectares yooyu am na ñeenti village yu nekkaale ci biir superficie boobu ñu war leen a dégarpir dàq leen génne leen fa est-ce que daañu respecté wàlle seen ay indemnité est-ce que daañu respecté seen àq yooyu yëpp bokk na ci li Guy Marius Sagna doon dénoncé et dañ ko fekk fa mu nekkoon dem jëli ko ndax li mu bind li mu posté ci miiru Facebook am et pourtant bi mu ko posté ba le lendemain la soog a dem ci dëkk boobu ñu soog ko fekk jëli ko moo tax damay poser question lan moo nekk ci ginnaaw ñu bañ li Guy Marius Sagna doon dénoncé génn ba ñëpp xam ko muy 1000 hectares suuf yu ñu jox benn waaye pour mu bay ko banaana loolu question la bi ci des tey ñu war a déglu kilifa ak Simon ci fond dossier bi mais li ñu leen tuumaal lépp pratiquement moo nekk ci dossier Konté mi nga xam ni dafa tudd ay député muy falsification ay documents ay njuuj njaaj ci lu Sénégal yëpp bokk alors bii sax moo gën a graaw parce que bii dafay nasaxal suñu république ak suñu diplomatie tey am na suñu ay nattangoo yu nekk à l'étranger ñu ngi leen di déglu comme ni ko France annoncé xool ba xam passeport diplomatique yi ñu am baax na wala baaxul mu nekk nag benn dossier boo xam ni dafa gudd lool maa ngi gis benn analyste suñu mag Serigne Saliou Guèye nee na dossier bi bu ñu xamoon ne ci ñaari député yooyu dong lay yem na nga ni ba ma xam nañu ko mu avancé
mais tellement dafa gudd nan la ñuy fexe ba écarter ci ñenn ñi nga xam ne tey ñu ngi ci au sommet mais loolu analyse la boo xam ne day jafee miim. gis nga ni ñu patamee Guy Marius Sagna ni ñu patamee Simon ak Kilifeu mais député yi ba léegi ñu ngi déplacé wu comme yow. ñu ngi fayee ko suñu salaire comme tout le monde. bu ñu fàttali député yi suñu l'argent contribuable sénégalais lañ leen di fayee. ñu ngi am carburant ñu ngi bénéficié wu ci bépp avantage bi ñu doon bénéficié wu jamono joojee nga xam ni damm nañu laafu suñu diplomatie ak ay valeurs am au niveau international. et ñu ni ba léegi amaguñu ay preuve mais lan mooy preuve mais Mame Mbaye bu ñu jàppee nit ku yëngatu ci loolu mu confirmé wu ni loolu la doon yëngatu jàpp nañ ko ci loolu ñu def perquisition ci ay këram. ñu gis fa document boo xam ne turu Mame Mbaye Ndiaye présentateur journal bu Sen TV moo fa nekk loolu du preuve. loolu lu mu tudd. lu fàng kenn du ko jeex. mais lu ni fàng kenn du ko jeex. moo tax bu ma gisee yenn ci ay député naan mënaguñu ubbi enquête affaire baa ngi dox ndànk amaguñu benn preuve ma non il faut ñu respecter Sénégalais am nañu xel quand même. xam nga lan la maam. ñu ngi am yaakaar ci ne bu ñu dégloo ñoom kilifa ba noppi. xanaa dossier bi dina bouger au moins. député yi bañ a xam ne du lu leen neex def ci dëkk bi. peut-être Birahim fi ñu mën a wékk du lenn lu dul le temps de la justice n'est pas celui du justiciable. waaw bon dañ koy wax parce que Mansour wax na ko ñu ngi koy wax fan yii yëpp bu doon si ñaari député yi la yem. yegg na jàpp naa ni ci li ma jàpp laa wax ni kon heure bi nañu patamee Kilifeu ak Simon doon nañ ko def pour les députés mais wax nañu ko dañoo ubbi benn boîte de Pandore. ndax yemul ci ñaari député ay quotidien wax nañu ko fii ay recherche tamit wane nañu ni mbir mi yemul ci ñaari député ñu ngi koy wax sànq maa ngi koy wax mais tey ñu ngi naan député yi mais député yi fan lañ jëlee passeport diplomatique kan moo leen ko jox du assemblée nationale moo koy defar du ministère de la justice moo koy defar ku koy defar ministère des affaires étrangères te am na loo xamante ni mu ngi jëm présidence de la république maanaam ñooñu ci laale yépp bu dee dañuy waxante dëgg gis nga mbiru Kilifeu ak Simon ñu naan c'est la partie visible de l'iceberg dañu ñaari nit singali leen mais ñi ñu war a singali dëgg mooy ñi nga xamee ni tey wàllu passeport diplomatique la ñu wax gis nga passeport diplomatique Mame Mbaye da ngay yore passeport bi pour représenter askan ngay représenter boo yore passeport diplomatique dañ naan yow diplomate nga pour boo demee ci benn réew ñu xam ne kii de c'est un représentant du Sénégal mën nga doon ambassadeur mën nga doon un simple fonctionnaire de la diplomatie mën nga doon un Mame Mbaye boo xam ne dañ la jox passeport diplomatique ne la fépp foo mën a dem ci àdduna yow da nga fay représenter réewum Sénégal am na ci réew yoo xam ne passeport diplomatique daanaka ñi koy jot wala ñi ci am sañ-sañu yore ko dañ leen di compter parce que dañ leen di jox ay passeport yoo xam ne ni beneen xeetu passeport lay doon pour service ñu naan passeport de service ñu xam ne da ngay dem pour benn service bien donné wala pour benn département ministériel wala bu mën a doon boo xamee ni lenn moo la tax a jóg ci benn liggéey bu ñu la sant buñ ci noppee boo ñibbisee ñu pare nga ci liggéey boobu wala ñu jox la li ñuy woowee ay sauf-conduit parce que pour benn mission la nga dem dellu si ba dellu see sauf-conduit boobu jeex na mais ñu yëkkati passeport diplomatique jox ko ay député mais député sénégalais bu nekk fii ci réew borom jam si teex Dugar maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax a baax waaw la grand-mère Tëngéej. naka yi tey yu tey. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. éliminatoire mondial Qatar 2022 Sénégal Namibie samedi lay doon ci nu gaynde ñu ngi ci wàccaay li. waaw ñu ngi ci wàccaay li démb sax seen séance d'entraînement nag bu njëkk mujj ñu ko amal foofu ci Stade Lat Dior bu Thiès ci nag seen camp de base foofu ci Diamniadio lañ ko mujjee amal lañ ci nag amal mooy staff technique bi dafa préféré woon nag amal ay musculation yoo xam ne dañ ko nag tënkoon jëm ci wàllum travail vélo ak jeu de ballon li ko waral nag bokk na ci ñaar fukk ak juróomi gaynde yu ñu nag convoqué ñoom nag jàppal ne juróom-ñett yi rek ñoom ñoo teewoon nag ci boobule séance d'entraînement di fàttali nag ne kii di Saliou Ciss Habib Diallo Ismaïla Sarr Moustapha Nam Mamadou Loum Ndiaye Famara Diédhiou Keita Baldé ak Ibrahima Mbaye ñoom rek ñoo teewoon ci boobule séance d'entraînement.
ku bëgg a gis tey kon sunu gaynde doxantul ba stade Lat Dior bu Thiès. waaw ca stade Lat Dior bu Thiès nag di fàttali ni tey gaynde Sénégal yi si lañ nag fas yéene amal seen ñaareelu galop d'entraînement bu nag 17h jotee boobu la nag séance dañ koy ubbil sax ñi di taskatu xibaar yi di fàttali nag ni kon lu reste nag ci groupe bi démb la ñu intégré équipe nationale bi bokk na ci Edouard Mendy Alfred Gomis Seny Dieng Kalidou Koulibaly Cheikhou Kouyaté niki noonu Abdoulaye Seck Bouna Sarr ak Bamba Dieng mi nga xam ne ñoo ngi leen di doog a woor nag ci équipe nationale bi Nampalys Mendy Fodé Ballo-Touré ak Krépin Diatta di fàttali nag ni Sadio Mané kon tey lañ koy xaarandi ci tanière bi kii nag di Boulaye Dia attaquant sénégalais boobu di football foofu ca Villarreal du mujj nag bokk ci yooyu lay jongante muy Sénégal Namibie ak Namibie Sénégal ndaxte moom dafa am ab gaañu élongation ci ligament latéral interne bi interne gauche club boobu nag ñoom ñoo ko xamle di fàttali nag ni Sénégal Namibie dinañ ko amal niki samedi bu juróom-ñeenti waxtu jotee foofu ci stade Lat Dior bu Thiès Sénégal nag waxtu yi moo nekk premier ci groupe H bi ak ñaari ndam Togo la daanoon ñaari bal ci dara fii ci stade Lat Dior bu Thiès dem fekki Congo daan ko 3-1 Namibie bi nag moo nekk si ñaareelu place bi ak ñeenti poñ. football tefes gi tournoi international jàppale na sunu gaynde dañu nekk ci stage externe. waaw boobu nag jëm nag ci wàllum beach soccer di fàttali nag ni Sénégal gannaaw boobu nag jëlee ñaareelu place bi moom mi la nag moo ngi waajal lu jëm ci wàllum tournoi intercontinental beach soccer ñu fas yéene ko amal foofu ca Dubaï boobu nag tournoi dinañ ko amal ni ki ñaari fan jàpp juróom-benn fan ci weerum novembre ci Émirats arabes unis gaynde Sénégal yi nag dinañ amal seen stage externe. nit ki ëllëg lañ koy tàmbali foofu ca plage bu Diamalaye tax na sax nga gàll si la jot naa nag convoqué ñaar fukki Lion jàppale nag premier stage bi dinañ ko amal ni ki juróom-benn fan jàpp juróom-ñeenti fan ci weerum octobre ñaareelu stage bi 11 jàpp 15 octobre la stage bi mujj bi nag dinañ ko amal ni ki 18 jàpp 22 octobre tournoi boobu nag day regroupé juróom-ñetti équipe yu gën a xarañ ci nag wàllum beach soccer Sénégal di fàttali nag ni ci coupe du monde bi weesu moom moo jëloon ñeenteelu place bi ci coupe du monde bi foofu ñu kon amal ca Russie. Casa Sport bi jël coupe du Sénégal tey ji la ñuy dellu Casamance. waaw tey nag kon fête bu rëy nag lañ leen fas yéene amal foofu ci Casa Sport ca Casamance Casa Sport nag di fàttali moo daanoon ni ki samedi bi ñi di waa jàmbaar benn bal ci dara jëm nag ci wàllum coupe bu Sénégal kon nag ndawuk Ansu Diadio yi di leen xaarandi bu 16h jotee foofu ca rond-point Aline Sitoé Diatta ñu fas yéene nag amal ab accueil chaleureux di fàttali nag ni convoi bi dina jaar nag foofu ca Gambie ngir nag. wane tamit njabootu Lamine Diadio mi nga xam ne mooy attaquant Casa Sport bi trophée bi bu ñu fa jógee nag si lañu dem foofu ci diwaanu Casamance Casa Sport nag Mambay di fàttali bi mooy ñetteelu trophée am ci coupe du Sénégal gannaaw ba mu ko jëlee ci atum 1979 jàpp 2000 ak 2011 ki leen tàggat sax di kii président bi di Seydou Sané gis na ne lii day gën a suqali jàmm foofu ci Casamance kon ñu jàpp ne lii moom fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàgg yaram mais Mambay di fàttali nag ni tey tamit foofu ca Diamniadio fii nag mooy première sortie ASC bu mag bi jamono. ASC jamono. ASC jamono ASC bu mag bi moo waroon nekk Diamniadio football club moom lañ def ASC jamono. non mooy suñu ASC bi xam nga ren lañ ko taxawal. mais nag bi mooy première sortie si digganteem nag ak Aïcha la bu 15h jotee la foofu ca terrain municipal bu Diamniadio. waaw bu ñu dooree 6 bu ko fi wax de comme ni ñu def. ASC bu mag bi ndam rek lay am incha allah. jaajëf ay ca Pape Mante ngeen koy am ci 89.7 Zik FM ci kanam tuuti suñu jotaay xibaar pàcc bu mujj bi.